ba fa jaar nañ ca baay ba it. waaye ba ñu moomi soxee waxoon nga ko courtement. ba ñu moomi soxee. dañoo jaar ca Pascal. Pascal moo tibb lu bari. Pascal kenn noonu Pascal borom Thiès. ak bëgg Macky Sall boo ne ko Macky Sall mu dox lépp mu ne naa may kër gi Pascal doo may kër gi ci barke Macky Sall mu ne demee jël suñu kayit yi. wala jaar nag. di ko foofu jaar suñu maire bi it. jaar nañ fi maire leen bi ñuy dugg gars yi nañu kër gi kenn du fi dugg de maire leen ndeket nit kese la nii la ñu def ak fi leen at maamu solo toog leen ci biir saal baak fu ne ñu toj fa rajaxe ko ak marina xam nga ku yàq suñu taaji boon waaw Thione Seck waaw la ñu mayoon ñëpp lu ñu jëlaat moo tax boo dama bëgg ngeen ma aal ma jënd ci meew waaw dafa ndey kaf mu jëri yoon na jaaga waaye jaagaay gox tey nante ndeka ma ngi laxal dañoo dabaat na am leen jël leen seen bàyyi da leen tooñ rek jël leen lii ngeen dem waaye jaaga mi est-ce que du jur yonantu sax mën na ne nag kii bu yonantu doon wàccaat ci àdduna mën a jaaga dina ko jur tam xarit daaw lu ñu war a jox ah mais sama paa da fekk affaire xaw a cool jox ma 10 000 na ma telo ma 6 000 ma ne ko wow waaw waaye 10 000 nga ma jox naan de ma ne waaw xam nga rek problème gaz wala am fan yi quoi ay Pascal Pascal kay kenn noonu borom Thiès borom Thiès benn dëkk ñaari gaar waaye baax di nga xam ne ñëw ñu nuyoo te bàyyi ñu waaw lamb bi tàkk na de moom bugan dalaa gàntal daaw nga ne bugan dalaa gàntal daaw waaw waaw baax yow mi tam yow mën nga ne yow daal nii daal nga bëgg dëkk nañ nuyu man comme moo gën guran gan waxuma fi bu gaan waxuma daf maa gàntal soo ko bëggee daf laa gàntal non comme mën a valider say fen moom nañ nuyu asalaamaaleykum mbokk Sénégal mbokk bitim réew nuyu leen ñëpp siyaar ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp ñëwaat fii seen émission bu ñu naan rajo Kankan yaa ngi fii ci seen TV lëkkaloo ki xew mooy Zik FM ak Actunet.net ak yow mi nga xam ne yaa sol bugaan noonu daf ñoo gàntal jërëjëf amoo jërëjëf di jërëjëf jërëjëf dee ba allo waaw da ngay wax ba pare bëgg koo dindi kooku Abdoulaye Balde yow borom Casamance ngoog Balde ah déet ëpp naa def Balde nee na li ma ci am bareetul yow jàmm de yaay borom Casamance nga ne lu ci am bareetul lu tax bareetul nee na jël nañ ci moom 30 conseils ay waay kii de jeexal na waaw amuloo dara mais Balde yow boo calculé woon ci say nit ay 37 woon ngeen de 37 personnes nga amoon ci ay nit ñu jël 30 yi day war yow bu gaan yàlla rek ko man fay nit mënu ko fay waaleykum salaam bu ko nit jéemee fay du sotti yàlla rek Omar Diallo waaye yow ban problème nga am ba xëy soo Omar Diallo ba mu Sen TV Omar Diallo moo yor douanier yu nekk port mooy contrôle fort bi man wallaahi maa jaan naka de wallaahi waaw Omar Diallo ñëpp xam ko Omar Diallo jàppoon fi seen waa kër donc waxoon de baax mënoo bàyyi suñu bàkk wallaahi non baax laa wallaahi déjà doon na fi jaay diwlin kër na fi seen waa kër doon jaay jàppale waaw baax yow da ngay déglu kii waaw baax na xew ci réew mi nee na fu mu toll nii furatu diw moo nekk ci réew mi diwlin ci moom la waaw Sénégal yi am ñàkk nañ jom de fan ya paase jàpp ñu fi benn waa ci diwlin koy baax na mu génn prison nit mat loolu nag dana war mais Omar comme dem yaay directeur douane moom loolu yow war ngeen cee xool nag xool parce que Sénégal daa bari yoo xam ne da ngay reeba tas léegi nag yéen ñi nga xam ne yéen a fi nekk loolu nag saytul rek yéen ci liggéey bi Omar Diallo liggéey lay def baax na jërëjëf day contrôlé Aziz Ndiaye bañ ko jàppoo gis nga Aziz Ndiaye bañ ne ko ciix yóbbu ko ci diwlin fañ ko denc police yi dóoruñu Aziz Ndiaye rek nga xam nañu kilifa la saa yu xëy rek 10 litres diw lañ koy sotti ba mu jeex dama ba suba ceeb bu niin kër Aziz Ndiaye mbaxal moo xam fa sobi kenn du ma taxal ndax gars yi dañuy contrôler kër gi dañoo wallaay ala way kooku Siré Clédor Ly waaw waaw ça va bien xamee naa la kay avocat Karim Wade bi la ak yeneen gars yi opposition bi yee waaye loolu moom doy na waar di lu ko def loolu kañ la nee na kontam yëpp lañ tëj moom Clédor mais Clédor dinañ tëj sa compte yi ndax yow image bi nekk sa carte d'identité ak bi ngay présenté fii ci réew mi bokkul da nga war a watu mais dem kii sax waaw ndeysaan nee na bu sëxalu karaw gi gars yi mën nañ ko ñeme waaw wax dëgg moom dafa tuuti nag waaw dafa tuuti quoi il faut mu sëxal karaw gi bu jàkkaarloog siis bi su waxee siis bi day bàyyi xel ci li muy wax daf koy ragal waaw mais nga sóoraal ñun population bi tamit dañ lay ragalaale waaw d'accord amul problème waa ji gis nga yii rek yii man ba wax fii rek mooy yëngu mais doo gis laa ko yërëme buy naan soow xam naa ne soow même dina jàpp mas naa koo fekk këram ndeysaan ñu attaayal ko jox ko bi ñu ko joxee kaas fuurit mi yëpp fii sax bu dugalee fii gémmiñ gi mu saa see dugg ci biir kaas bi génn fuurit mi doom ñu naa ko nijaay kaas bi dog na mën a ko dugut fuurit maa ngi fii ci kaw
pour mel ci Moussa c'est que door lii. mais nag xam naa ne coiffeur boobu ku ñu ko wat. di nga am xaalis ndax day fay. waaw li ne ci karaw ci bopp bi. aleykum salaam. dégg naa moo jur bas ma ne seen TV fii. waaw mooy bàyyi bas da koy nëbb nag ndax bopp bàyyi bi daa sëq. waaw moo jur bas di. mais loolu jarul expliqué quoi. Matar Seck moom nga xam bàyyil noonu. sori allo waaw. Assane maa ngi lay dégg Assane PCC yi waaw. waxoo dara de. PCC ñoo defar paracetamol. non ñoom ñoo yor maanaam comme boo wootee ci réseau téléphone yi. gars yi di la jox ay message yeeg yooyu ñoom waaw. communication waaw communication mu ngo waaw sëñ waaw. juróom-ñetti weer yu ñu leen fayut sans salaire. yéen moom dee ngeen di yéen lu ngeen di dundee. waaw ku wootee di nit bu leen ko jël. waaw yéen ku wootee di laaj information bu leen ñu ko jox ñun ak askan wi. bu ko defee bu ngeen toog ay temps dinañ xam ne yéen ñi leen da nax ba pare lu gën a garaaw sax léegi ku woote da ngeen ko yóbbu ay Nigéria yeneen dëkk yi ay Gambie ay ñun bu ko defee ñun di ci bénéfice boo soxla sappour Sénégal jox ñu mooy sappour Nigéria. waaw kay loolu ngeen di def loolu rek ñooy seen gërëm. kese pour ngeen am jàmm. kay jërëjëf mu wax dëgg moom merci de votre conseil. wax na dëgg kii baat loolu la def wax na dëgg de. moom merci de votre conseil. loolu lay def ay ko woote sappour fii. waaw ñu jox la sappour Mauritanie. waaw balaa moo ñëw. allo waaw. gars yi kooku la. borom la 19 son excellence. moo ci kenn. son excellence nga may laaj. Sall. dégg mu ne ñaata excellence fi am. benn waaw yow naaj da ngay waaru quoi da ngay ëffal nit ñi problème. benn son excellence nga naan. waaw maa ngi ci guddi non day mel ni keneen dafay nekk président. non yi baaxul de. non Macky Sall xam nga ne waaw président maa ngi ñu ngi jégalu. waaw ñu ngi jégalu waaw. ah kay yéen nañ la jàmm kay. yéen nañ la jàmm. vite fait baa ngi dox kay. Macky. waaw yow boo wàññi courant bi da nga ko war a wàññi yaay président. waaw li ñuy consommé ci courant Sénégal vraiment facture dafa seer trop. waaw ndeysaan. dëgg la. loolu de man nga koy waxal. wallaahi naas mi ngi bëgg a dekk facture. waxtu ko yàlla la ko tax wax. waaw ndeysaan dëgg la. déedéet yoru ko. mu ne ndax sa papa daa yor poulailler di taal ay lamp. déedéet yoru poulailler. papa naa daa mën a yor ay ginaar. non papa sa papa yor na fi poulailler waaye daa joggi ceeb yëpp ndax du gis di joggi ceeb ñuy dee. ay jamono yooyu laa yor sa papa daa sar sa 10 000 poussin jaay 20 ginaar paa bi anu mu ne waaye man damay joggi rek dafa ne moquette bi la ma ne ko yaa ngi rey cuuji nag ci kaw cuuji ngay dox. la ilaha illallah. ay waay Macky Sall bàyyi. waaw kooku Abdou Aziz Mbaye man. sandarma waaw. seen feet bi ngeen di waajal. feete lan. yéen loolu ñun ñoo koy def waaw ñu maag waaju baax. xanaa bu gën a théâtre bi. waaw d'ailleurs fee lay am 4 heures Samba Diéry Diallo. naaj daw ma. da ngay dem kay. sandarma bu la woowee si caserne bul dem. non dañuy dem ñun ak Mari Ndiago ak booy boobu booy waale. dañuy ñëw bu soobee yàlla. tàggul say mbokk de. l'association des femmes de Mbodiène. loola kay dañuy ñëw Abdou Aziz. wala say mbokk dañuy ñëw bu soobee yàlla. jeex na waaye yow baax yow ndax ba duñ dem. sandarma wala ci caserne. waaw tàggul sa mbokk. te ñun sax du dañuy tooñ. tàggul say mbokk. waaye nañ dem rek. moo gën a wóor ñu jàpp duñu dóor nag. baax na te nag loo ci xamul buñ tam xaritee ba pare. dara meeting biñ nar a def nag moo leen indi problème fii ci dëkk bi gëm sa bopp day yàgg rek waaye non Bougane il faut ñu convaincre ko. Bougane day dem ci yoon mënul ñàkk xam nga lu tax. nangu seen jàmm. digg Fatick lay defee meeting am. waxoo dara de. siège su Macky Sall. digg Fatick. Bougane nag day histoire nag. te nee na biir kër Macky Sall fa la ñuy toggee añu meeting bi. waaw loolu noonu du tooñ. Bougane day dem. da ngay dugg. seen jus de fruits Amazon moo leen doon may seen émission Radio Cancan. Sen TV, bienvenue chez vous. Jeudi sur Sen TV. asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Sen TV man la seen xarit Aïssata Tall Sall présidente du mouvement politique Osez l'Avenir, candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019 man maay nekk seen ganu émission Talk Sen TV alxames bi bu 10 heures ci guddi jotee ngeen seetaan ñu bu baax a baax jërëjëf. Jeudi sur Sen TV. Une équipe dynamique composée de plus de 200 reporters, animateurs et techniciens à votre service. Des locaux modernes dotés d'un matériel de dernière génération. Merci de nous retrouver sur Sen TV. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Sen TV, bienvenue chez vous.
téléspectateurs yu Sen TV ñu di leen nuyu di leen wax ne mbégte rek la ñuy àndal bu waxtu wi jotee ñu war a teew daal di jàkkaarloog yéen ci biir seen show man ak Myriam ñoo ciy ànd di leen wéetali mais aussi ñu ciy amal waxtaan yu am solo lu ci njëkk nag ñu ciy ànd ak Alaaji waaye ni ñu koy waxee rek waxtaan bi koy tijji Myriam moom mooy nuyoo ginnaaw bi ma leen nuyoo nuyu la yow it dama lay bàyyi nga nuyoo ak ñi ñuy seetaan. ayca Salma ginnaaw bi ma leen nuyoo damay daal di nuyu rek téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo safoo la Sen TV rawatina seen émission préférée bi di Sen Show donc Sen Show nag xam ngeen ni muy demee comme ça su ne rek Salma di leen ko wax rek dañuy ñëw ci kër yi di leen wéttali waaye tamit di fi amal ay waxtaan yu am solo donc nag tey ci mardi bi nag ginnaaw actualité bi Salma dinañ ñëw ci développement personnel daal di tëj rek ak wàlluma décoration ànd ci ak gan waaye li ko jiitu rek dañuy daal di dem actualité donc El Hadj Mouhamadou Ndiaye Dos di fi dalal ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na lool ci sujet bi ñuy traité tey tamit ñu nar a ñëwaat ci beneen sujet bu am solo Salma waaw ni nga ko waxee rek noonu la tey ñu ñuy waxtaanee lu am solo mu nekk répression des manifestations te nit ñi di ci joxañ baaraamu tuuma ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy waa police ci noonu nag Alaaji tey muy dalal inspecteur Mbaye Sadi Diop waxtaan bi nag ci noonu lay tëddee ñu fas yéene koo yaatal di ko wax tamit mu dal jàmm ci plateau Sen Show Alaaji bu paree dafay jox lenge yi Louisa Diandi Louisa nag moom bu ñëwee à chaque fois dafay indi lu am solo ndax développement personnel dafa nekk lu am solo ci nit ci doomu aadama te it dafay wane rek maturité bi nga xamante ne nit ki am na ko ba mën a def auto éducation ci wàllu wépp tey ana Myriam fan la Louisa di gën a ñëw comment lutter contre les pensées limitantes mu nekk sujet bi nga xamante ne tey moom la Louisa Diandi fas yéene traité loolu nag Salma bu ñu ko waxee rek mooy maanaam nga bëgg a def dara mais bon ngay repousser sa ay capacité à réussir ci boobu la mbir wala boog sa entourage di la décourager de façon volontaire wala involontaire en tout cas lu mu ci mën a doon rek bu si kanamee tuuti dañuy ànd ak Louisa Diandi mu gën ñu ci andil ay conseils dimbali ñu afin que ñu bañ a rek di amati yooyu les pensées limitantes waaye bu ñu ca noppee dañuy daal di tëj ak ki nga xamante ni mooy suñu chef décoration gandi ko ci wàllum décoration Salma tey tamit mu nar a décorer rek a def ba mu baax waaw mun ni nga ko waxee moom à chaque fois bu ñëwee dafay décorer bàyyiwul fenn tey nag dafay dem ci balcon yi ak li nga xamante ne rek moom mooy fleur yi taar bi nga xamante ne war nañ ko mën a indi ci suñu ay balcon tey suñu chef foofu lay génn ak ñun ndax fleur boo jot rek war nga ko fa teg ndax dafa am fleur yoo xamante ne dañ ko teg pour balcon yi lu ci mënti am daal décoration suñu chef dina fi ñëw tey daal di ñu ciy jàppale bu baax a baax a baax loolu nag la ñuy tëjee li nga xamante ne moom mooy Sen Show ay ca heure bu baax bi daal dina jot nañu tàmbali émission bu neex bi Sen Show léegi lu njëkk actualité yi Alaaji Ndiaye Dos lañ ci àndal. inspecteur Mbaye Sadi Diop ñu lay dalal jàmm ci plateau Sen Show Alaaji kàddu gaa ngoog ñu yaatal waxtaan bi. jaajëf Salma jërëjëf Myriam jërë ngeen jëf yéen ñi ànd ak la chaîne leader Sen TV rawatina émission bi di Sen Show inspecteur Mbaye Sadi Diop moom la ñuy dal fas yéene waxtaanee tuuma yi nga xamante ni ñu ngi koy gàll ci ndoddu alkaati yi inspecteur ñu ngi lay nuyu. di fay nga bokkal plateau bi di nuyu seeni téléspectateur ak seeni auditeur ndax yëg naa ni da ngeen di lëkkale rajo bi ak télé bi di wax rek tur day topp borom inspecteur laa woon mais fii mu toll nii grade bi nga xam ne moom lay takk lieutenant Mbaye Sadi Diop lañ koy wax. lieutenant Mbaye Sadi Diop non xamuñu nag ñun inspecteur Mbaye Sadi Diop lañ nga xamee woon. waaw dafa mel ne moo gën a yomb histoire may fàttali ni moom journaliste la. waaw. moom journaliste la donc yàgg mbëkkanteeg moom sur le terrain moom moo tax comme ñun ñaar ñoo bokk génération ci génération intermédiaire la ñu bokk donc facilement nañ ko doon woowee rek dañuy yaakaar ni muy continuer ba tey quoi waaw mais kon ñu ngi lay gërëm di la itam jaajëfal ci grade boobee nga xamante ni am nga ko Mbaye Sadi bu ñu nee police xel day jàpp jëm ci ay nit ñoo xamante ni dañu jàpp ne ku nekk ci nguur gi rek moom la ñuy àndal ba manifestation yu bari yoo xamante ni dafay am yéen dañu jàpp ne dañu leen di xiirtal ci ngeen di tongal nit ñi nga xamante ni dañu fare ci opposition bi attitude boobu ñu ndeyale alkaati yi ndax lu am la wala nit ñi jubadi rek ñooy wax loolu. waaw jërëjëf xam naa ni li Karl Marx doon wax boo laajee laaj bu leer daanaka yow am nga tontu bi li nga waxee damay commencer rek di wax Njaay ki ñi xas tey démb ñun moom la ñu àndaloon ñun la doon tagg di ñu gërëm kon na nit ñi dindi seen xel ni nguur moom moo tax ñu nekk fii bu doon nguur moo tax ñu nekk fii police amatul Sénégal Senghor lañu commencé woon di nekk fii bu fi
tey jii président Macky Sall jóge woon police bi day continuer di am ku fi nekk ni ñuy taxawee noonu la ñuy taxawee Ndiaye taxawaayu police du taxawaayu lu fexe ba nit ki nga xam ni dafa ni tey jii nii dafa am ay yelleef mu mën ko doxal na mu ware ñu mën a aar askan wi aar seeni alal loolu nag dañu nangu tey kenn ku fi nekk nga ni da ngay def lu safaanoo ak la yoon may comme nag duñ ko nangu ñooñu li ñuy am moom mooy bu ñu génnee rek daal di ni waaw alkaati yi de dañuy faral nit damay def benn waxtaan souvent damay wax ni am na boroom xam-xam bu mag journaliste la bu ma koy dégg muy wax naan armée bi nationale la gendarmerie nationale la wante police day partisane daf may def reetaan xam nga bu njëkk ba dig rek moo daawoon entendre bu ñu jàppee nit mais fii mu toll nii ñun ak gendarmerie ñooy séddoo loolu mais ñun duñu ay burkinabé duñu ay malien ci réew mi lañu juddoo kon police bi ñuy am police Sénégal rek lay doon police nationale la ñiy wax tey nee naa la dama am benn waxtaan bi ma am keroog bi nga xamee ni suñu rek étudiant Bassirou Faye nelaw na dama dugg ci sama oto nekk ci autoroute bi benn rajo woo ma ni ma alkaati yi de defati nañu njombe alkaati ñu defee njombe mun ma nangam gi xew na mais dañ la bëgg jël nga nekk invité mais diw ak diw ngay jàmmaar lool kenn ci nga xam ni moom laa waroon bokkal waxtaan woowu sama patron la woon nekkoon na ministre de l'intérieur ñu amoon relation yu nga xam ni du woon rek patron ak subordonné mais ay demoon nañu ba xaritoo parce que liggéeyu communication moo ni mel bu ngeen nekkee u ngeen xaritoo wala ngeen teqalikoo eggoon nañu foofu yàlla di def mu jóge fi dem Italie dellusiwaat ci biir waxtaan bi rek dafa commencé comme li nit ñi di wax police su Sénégal kenn formé wu leen seen njàng matul seen njàngam nangam tontu bu njëkk bi ma ko tontu dama ne ko xëy na yàggaay ba mu yàgg bitim réew. moo tax mu fàtte police boobu mu doon tagg bërki démb ñii tey di ñu xarab di ñu wax yenn yi 2012 yàggul ñoom ñoo ñu doon gërëm ak nekkoon suñuy patron ñi ci ëpp ci ñoom dos bu ma bàyyee politique bi parce que nee naa ni du ma ci xuus keroog ba nga xamee ni ñëw naa seen TV ak xadar ndax fekk naa ngeen commencé seen émission man leen par force dinaa dugg ci émission bi. non de du woon par force de boo doon par force doo dugg de. keroog fetal laa yore waaw dem na boo doon par force te ay njaayeen ñu ragal man ni ma xamee sama bopp boo doon par force. billaahi doo dugg. yaa ngi woon ci plateau yow mënoo ko xam waaw moo wax sama nopp ni ma. mais Mbaye Sadi non Birahim Touré. Mbaye Sadi dafa bëgg a dugg. déglu ma wax la xadar laa indi keroog c'est la bonne personne mais boo doon force. déglu ma wax la dama leen keroog da ngeen di continuer émission bi ma bokk ci wala ñu article ndax xam nga Ndiaye Dos su taxoon ma defee woon noonu mooy nii dañuy toog ci plateau nekk fa ñoom kese di xas gor bi nga xam ne mi ngi ci réew mi tudd turu jàmbur wax lu mel keroog li ma tax ma ñëw mooy bi ñu nee ni alkaati ak sàndarma yi ñoom ñoo nekk biir Ndakaaru yàq ay oto jàmbur di ko jiñ ay nit réew mu day na ko Sénégal police ak gendarmerie amuñu lu ñuy def lu dem toj ay oto di ko jiñ doomu aadama loolu moo fa indi mais bavure policière yi nga xamante ni dafay am c'est-à-dire yéen manifestation bu am il faut nit ñi xawma yéen a def xawma defule mais il faut ñu ne alkaati yi ñoo def nangam nit bu ñuy jàpp war ko mën a yóbbu entendre ko dem ba benn instant ñooy nit ki faatu na ci seeni locaux la faatoo ñu dem jàpp nit bon def reconstitution des faits ñu ne nit ki faatu na yooyu yëpp ñu leen di jiiñ est-ce que nag amul benn manque de professionnalisme boo xamante ne am du ñëpp nag quelque part est-ce que loolu amul. waaw xam nga da nga ne jiiñ xam nga jiiñ moom dafa yomb mën ngaa génn léegi rek ñu am lu ñu la tuddee. parce que li tax ma ne jiiñ justice daf ciy dugg loolu moo tax. waaw looloo tax ma lay wax am na lu ñu lay tuddee wala ñu ni Mbaye Sadi moo def nangam soxna si moo def nangam réewum Sénégal lañ nekk. exemple jiiñaate bi nga xam ni tey suba dama déglu rajo yi déglu télévision yi mu metti ma. arbitre international sénégalais bi Ndiaye bërki démb dañ fi wax ba nga xam ni man jàpp naa ni lañ koy waxal dafa nekk dëgg tey nit ñi dellusiwaat gis nga bu fekkee ni am na njombe bu am jàpp nañ ni police soo ko def man damaa gëm ni yoonu Sénégal police moomu ko juge yu ñuy àtte duñ ñu àtte parce que dañu nekk ay alkaati dañuy àtte parce que citoyen bu def lu waaru nañu bàyyi juge yi ñu waxal seen bopp droit mais tey jii nii la Youssou Ndour doon wax porte presse dafa mel naka moo fi am damay toog ci rajo wala ma toog suma télévision xas ay gor Ndiaye du yam ci policier bi mais njabootam ay mbokkam ak ñeneen ñëpp dañ ciy dugg say doom dañuy mer
parce que dañ leen di waxal bu ñuy wax dara nañu bàyyi justice wax gis nga affaire Bassirou Faye boobu ma la doon wax keroog bi mu amee ñu jiiñ ñu ko dama ni leen nañu bañ la daloon amoon ca Pilo Vert Rouge dal ñu nangam gi am na ma ne maa ko gis maa ci teg suma bët dañ ko defee ci livre boobu ak film Pilo Vert Rouge ñi nga xam ni jot nañ ko seetaan wala jàng nañu téere boobu daañu xam la ma bëgg wax mooy juumte bi nga xam ni yoon juumoon na ko ndax ni dafa ni diw mi maa ko gis moo def nangam ba ñu demee ba sa cëppaandaw ba dañuy gis ni waa ji la ma waxoon dara du ci dëgg keroog bi ñu ko waxee dama ni leen may leen juge yi justice Sénégal mu def yoon mu doxalal ñu mu war ñu dafa am mais justice li mu mujjee ci mbir mi moom moo di ni alkaati yi ñoo ko def benn alkaati moo ko def mais ba tey non dëgg du alkaati yi yëpp alkaati def may ma eggale Ndiaye benn alkaati lañuy mujj jàpp ni moo ko def biñ ko daataa jàpp nañu ay alkaati yi nga xam ne jiiñ nañ leen ko avant justice bi di wax ni si kii la mujjee nañu may yoon mu doxal yoon te ñu bàyyi man ma toog suma biir kër ni maa fi gën man dama rafet non parce que mbay déedéet dañu bàyyi yoon mu leeral ñu gis nga Ndiaye dañu tënku ci yoon ñun ba bu nit ñi nekkee ci rajo yi di ŋaar-ŋaar yi dañuy toog di leen déglu ndax dañu gëm ni bu ñu juumee justice dal suñu kaw mais bare na yi nga xam ne jiiñ nañu ko Ndiaye dafa xew bu fekkoon ni tey jii nekkul ci kaw yoon ñu mayu ñu mën a toog wax ko wan nit ñi dafa nekk la ñuy jiiñ nekkul voilà. mais aussi gis nga loo xamante ne peut-être ci réew mi policiers yi ñu ngi koy def te yow xam nga ne jaarul yoon waruñu ko def askan wi te yéen ñi nga xamante ne yéen leen jiitu wala yéen leen féete mag neexu leen wala nga jàpp ne rek défaut de formation la lan la. te damay bëgg booy wax damay wax ni journaliste yi bu leen def cax gis nga lu nga xam ni neexu la wala jaar wax mooy racket bi ñuy jiiñ alkaati yi wax ni dañu koy racket ci tali bi waaw loolu ñu bari dañu jàpp ni manque de formation moom moo ci am wala boog itam dafa am ñoo xam te ne dañuy jël éthique teg ko fële di doxalee ñu leen neex wala conjoncture di maanaam méttiwaayu jamono moo waral loolu di am. waaw Ndiaye man noonu laa bëgg ñuy waxtaanee gis nga li nga xam ni tey jii nit ñi ñu ngi ñu koy jiiñ ñu koy wax ni alkaati yi ñu koy af boo seetee policiers yi sol tenue ñu néew la ci alkaati yëpp du leen jëlee ñi nga xam ne ñu ngi leen di ji ñëw ñu gën a néew ci ñooñu nga xam ne ñoo ngi sol tenue di nekk ci kaw tali bi donc bu nee police bi ñu bëgg ci boole ñëpp dafay xaw doy waar dama lay jox rek dina fàttali Ndiaye li ñuy jiiñ tey police bi amoon na ci presse bi ba xawoon tas maison presse yu bare kii nga xam ni yàlla na yàlla yërëm ko yokk leeram sëñ Mamoun Niass tuddoon mooy 1 million ya yaa ko waxal sa bopp. mais parce que instant boobu maa ngi woon ci métier. yaa ko waxal sa bopp mën naa laa wax diw lañ ko jox diw ak diw ak diw ak diw ñoo ci nekk. ki ko feeñal benn boy la bu nekkoon Envie FM. xam nga keroog suukaru koor bu toll ci 1 million journaliste rek lañ ko mas a jox ci Sénégal les gens veulent l'oublier aujourd'hui ñu fàtte ko dem naa ci benn débat ñuy war a wax ci mission Nations Unies nit bëgg ci dugg ci loolu man ko nañu bàyyi guerre bi parce que du problème mu institution. du journaliste yi lañuy ger mais man Mbaye Sadi lañuy ger maa nekk ci rajo wala maa nekk ci télé dem nangu ñu ger ma mais bu tax ma ni waa Sen TV dañ leen di ger gis nga kañ nga xam ne jàpp nañ ko ci loolu nañ ko teg la nga xam ne yoon moom la ko war. mais aussi tey bu ñu nemmeeku woon ne Sen TV lu ëpp maanaam lu gën a fréquent ku ñëw day gis ne dañ leen di ger te tamit bu ñu xoolee journaliste bi peut-être Sen TV mu ngi nekk benn boîte privée mais ki nga xamante ne alkaati dafa yor sécurité réew mi maanaam koo xamante ne def nga lu teguwul ci yoon est-ce que du loolu moo gën a grave ak boo jëlee lu mel ne Bassirou Faye wala Fallou Sène nga xam ne yooyu ay nit ñu ñàkk bakken la ñu ci wax problème mu formation est-ce que du loolu moo gën a sensible que yeneen yi ndax même buñ doon guerre ñëpp yéen ñi nga xamante ne yéen a war a teg yoon yéen waroo leen cee soxna si da ngaa bokk ci télé bokk ci rajo dama doon wax ni man xëy na présenté na ma sànq comme journaliste dootuma dara ci journalisme parce que kii nekk journaliste mooy kii nga xam ni la muy dundee la ca ëpp ci métier journaliste la koy defee lekkatuma benn dërëm ci journaliste mais damay dellusiwaat ci loolu rek guerre moom ndax benn nit la wala ñaar nit la fu mu am fu ne nit ñi war nañ koo métti loo mooy dans la presse aujourd'hui xam ngeen leen lan ngeen bu ñu tabaxee réew mi mu jaar yoon bu ñu tabaxee réew mi mu rafet ci yéen lañ koy xaar kon bu ñu fi geree kenn pour man lu doy waar lii am ci police bi dañu am brigade prévôtale dañuy nangu nit ñi ñu xam ni bu ñu gisee lu jaaduwul tey nañu dem ñu wax ni tey bu ñu waxee geru police bi amul yaakaar mi nga xam ni àddinaa ngi koy siiwal
ndax war naa tax kooku ñu alkaati yëpp dañ leen ger te nee naa leen ni ñun ñuy sol tenue dañu néew ci police bi ñi dul sol tenue ëpp fuuf ci ñiy sol tenue ñi nekk ci circulation bi ñoo gën a néewati bu ci amee benn wala ñaar wala ñett dañ leen dénoncer ñu teg leen li nga xam ni moom lañ leen war a teg mais nag ñu bañ a teg. mais boo leen doonee seet dañ lay sosal je vous donne un exemple Mbaye Sadi dem nañu di tourner li ci réew mi place de la nation Jules Bert gis kenn kuy dóor benn xale bu jigéen mu daw di àtte xale bu jigéen bi waa ji ni ko non xale bu jigéen bi day yàq ndox moo tax mu koy dóor Jules Bert ni ko waruloo ko dóor benn waay jógee fële sol benn silet ba am sol ay dàllu ca raxam seen genre tenue yi la sol yëkkati ko ba fii ñëw ni man alkaati laa bàyyi ko commencé di saag ma ne ko sa waay yow respectel sa bopp boo nekkee alkaati du ni nga def qu'est-ce que nous prouve que ni yow alkaati nga mu seeg ko loxo ci ginnaaw génnee kartam ma ne ko nii la il faut respecter la tenue wax jooju naqari ko mu dem soli dafa nekkoon en garde mu dem soli tenue ñëw ni ma toi tu es indiscipliné ma ne ko grand. fan ngeen doon tourner loolu. bu ni maa Colobane. loolu waa Colobane ban xam nga la soloon jour boobu. tenue gémi la sol mooy gémi yi fa nekk. te mën naa la wax jour bi mën naa la wax date bi mën naa la wax. jamono déglu xam nga. donc yu mel noonu après man bi ma toogee xalaat ñu toog wax li mu doon wax que ni boo dof-dofloo dama leen tëj parce que dañu buñ demee dama naan outrage à agent man na ko sawaay man maa la mag fii outrage amu fi yow yaa ngi saaga boobaak léegi xam nga te sa temps maa moo fi mu nekk man ne ko sa directeur maa ngi ak numéro bu ma neexoon ma woo ko su ma ko woowee mu xam ni man la day décroché lii ngay wax mu dégg ko mu ngeen ni sa bopp problème te da ko jar comportement yooyu alkaati yi di am quelque part moom moo tax ñu bari jàpp ni police bu Sénégal dafa doyadi. waaw xam nga comportement boobu dañuy nangu ni ñun ay doomi aadama la ñu mbooloo lañu am na ci ñun ñi nga xam ne nañu jëfandikoo damay fàttali nit ñi rek bu fekkoon ni tey mënoon ngeen tegaat li directeur général bu bees bii nii inspecteur général Ousmane Sy wax dafa ni li nit ñi di ñaxtu di ko wax jëmale ko ci police bi egsi na ba ci ñun te daañu jël saafara ci loolu daañu taxaw du ñun ay nit ñuy wax dañu jël benn mbàjj muuroo ko ni ñoo gën ci Sénégalais yi mais dañuy am njaboot ñu mel naka man bare ci doy waar li am tey moom mooy ni bu nit yi gisee te damay wax ni fi ñu toll tey gis dafa yomb ndax mën nga maa filmer te duma ko yëg bu nit ñi gisee bu ñu amee preuve waxuma la ñun parce que xëy na nit ñi dañuy wax ni boo ko yóbboo police mais yoon a ngi fi te man damaa jàpp ni yoonu Sénégal man bokk ma ci ñi nga xam ni dañu leen di weddi léegi mu mat fanweeri at may liggéey ak ñoom te gis naa si ay jigéen ak ay góor yi nga xam ni fa ñu toll ci doxal yoon man damay jàpp ni bu ma tooñee tey ñu teg ma yoon kon nag na nit ñi nangu ni du li ñuy def porte presse parce que loolu dama ciy del si Ndiaye souvent nit ñi dañuy toog ci benn rajo rek daal di wax. non mais parce que nit ñi lu ñu wax rek c'est parce que lu ñu gis la. Ndiaye. allez à Tivaouane Ndiaye. je donne un exemple allez à Tivaouane chaque heure boo fa demee di nga fa gis ay nit yu monté dinañ la arrêté dama ñëw ci raquette bi rek dinañ la arrêté suñ la arrêté maanaam feu boo nga xamante ni dafa toj bu ndaw boo xamante ni ça n'empêche en rien ngay muy clignoter wala muy tàkk wala muy def nangam ñu ne la bon yaa ma gën a xam. waaw Ndiaye xam nga quelque part loolu dafa am lu muy niróol. waaw ay 3 heures du matin 4 heures du matin 5 heures du matin heure bi amul importance mais y a des zones yoo nga xamante ni lu bari li alkaati yi di def te nit ñi di leen ko jiiñ di ko ñaawlu maanaam ñàkk a sell wala ñàkk a leer moom moo koy waral. Ndiaye ci problème mu montage bi amul heure mooy bi njëkk benn bis des dama ni xam nga ñun Sénégal bu may wax tey ger damay wax ni ger nañu journaliste yi man maa leen jox xaalis Ndiaye fàtte sama bopp. gis nga ger bu amee fenn day am kuy geraate Mamadou da nga ni ñoo bokk ndoo métier bii nii ci ay jamono ba ma ci daataa génn defi leneen boo fàttali ko am na ay jamono yi nga xam ni bi may nekk sud ndax loolu la ñu doon jàngal ku fa jël benn dërëm boo del see ñu dàq la. gis nga jamono ji journaliste di xaar di wax per diem la ñuy xaar sama oto dugg naa ci dem. c'est vrai que am na ñu xamoon ni fonctionnaire laa ba pare fonctionnaire police la mais yëf yi nekkul ci ndax fonctionnaire laa woon am na lu ma doon bañ a sama bopp rusoon naa dugg biir rédaction nit woo
Babacar Touré wala nga woo jëm si yàlla Chérif El Wade nekk sax xale bi fi génne léegi yàlla na ko yàlla yërëm xale bi fi génne léegi jox naa ko dara yëf yi dafa jóge ci yar yi dafa jóge ci comportement bi nga xam ne man personnellement moom laay am gis nga guerre bi fii mu toll nii Sénégal métier boo dugg kër goo dugg nga fekk fa loolu demal hôpital nga soxla lal demal ci yenn service da ngay gis ni nit ñi dafa am ñi nga xam ne loolu lañu xaar mais foo fa gisee ku koy xaar di nga gis ki nga xam ne yar nañ ko yar bi nga xam ni xaalis boobu mënu koo laal parce que bokkul ci yarinam. ñu ñëw léegi ci professionnalisme bu alkaati yi damay génn Sénégal wala Salma da nga desat biir Sénégal. dama ko bëggoon laaj rek ndax ñoom dinañ faral di am ay problème par exemple comme boo demee ci hôpitaux yi parfois médecins yi ils sont compétents mais problème mu plateau la ñuy am maanaam matériel wala yooyu ndax yéen police bi da ngeen di am problème yooyu. waaw am noonu na jamono yi nga xam ni li ñu amoon sax dafa ëpp woon problème parce que man bi may jógee Tivaouane en 97 di ñëw biir Ndakaaru amul benn commissariat bi nga xam ni patron ba fa nekkoon am na oto biir Ndakaaru ñaari oto yu mag ñoo fi nekkoon ay super la ñu woon bu nit ñi fàttalikoo jamono jooju agression tar na gis nga Salma sa chaîne bii nga takk bu boobu jamono boo ko takkee ñu nangu ko waxuma nangu sa chaîne mais man bi ma doogay ñëw jëppal dama amoon kersa ndax diggante 6h30 du matin ak 9h mënoon nañu am nombre d'agressions yi nga xam ne ëppoon na fanweer góor gu ñëw ñu futti ko ba mu set caleçon lay duggee ci biir commissariat bi jamono jooju toog naa fa si ak man ni ndax lii mooy alkaati ndax man dama war a aar te mënuma ko woon aw ma vélo aw ma dara mais dem leen ci commissariat yi di ngeen gis ni waxuma chef de service ba am na oto mais léegi da ca gën a néew am nañu ñaari oto am na yeneen i bagages yi nga xam ni directeur général bu bees bii nii jël na engagement ni dina ñëw mi ngi ci yoon wi bala muy yàgg nit ñi daañ ko gis mënatuñu am layu amuñu oto am na benn compagnie bu bees bi nga xam ni waa Ndakaaru daañ ko gis yàggatul buñ ko gisee dina am yeneen yu bare yi nga xam ne compagnie boobu liggéeyam lan la liggéeyam mooy aar askan wi ak seeni alal di patrouiller heure bu ne dootuñu bàyyeeti lii nga xam ni moom mooy tali bi ak samba boy yi xam nga américains yi dafa am ñi nga xam ni seen analyse li tax ñu occupé tali bi lan la daf ni tali bi daal ñaar ñi ñoo ko moom alkaati yi wala samba boy bi ku ci wàcc tali bi rek sa moroom jël ko dootuñu nangooti ñooñu yéeg ci kaw tali bi kon dañuy yéeg ci kaw tali bi. voilà foofu laa doon ñëw sur le plan international dañu gis ni muy Gambie gi muy Mali muy yeneen dëkk yi nga xamante ni dañu diglu ak Sénégal foo ca dem doo daw 50 kilomètres wala 20 nangam kilomètres te gisoo fa benn check point alors que Sénégal mën nga jógee Dakar daw ba Kaolack bon benn montage wala ñaari montage ngay gis. su dee alkaati yi bon mën nga gis ay gendarme ak yooyu quoi mais par exemple patrouille bi nga xamante ni moom moo ci war du am loolu lan la manque d'effectif la wala choix la boo xamante ni yéen a ko def. manque d'effectif bi amoon na mais bu ñu jëlee at yii ñu mujj li ñuy recruter par at day ëpp junni day jege sax ñaari junni promotion bii nga xam ne ñoo génn bërki dem te ma bokkoon ci nekkoon nañu. junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak benn am na promotion bu nekk école bi nga xam ni liñ leen ëppee du bare am na benn bi nga xam ni concours bu ñuy ubbi pour mën a amaat lu toll noonu ñu dem école donc balay yàgg effectif bi dootul lu ñuy wax te nee naa leen ni ay fan yu néew ñu gis taxawaay bu bees bi nga xam ni moom la ñuy taxawaay boobu mënatuñu ko woon am ndax am na jamono ji nga xam ni boo duggee ci commissariat dañ ko doon nëpp mais matatuñu woon fukk ak juróomi alkaati ci commissariat yi. fukk ak juróom nag buñ nee ni dañuy jël fu mel naka jëppal nga xam ni Sicap yëpp yow yaa leen moom mais boo bëggee aar Sicap yëpp amoo oto amoo vélo da ngay nax nit ñi mais doo leen aar mais fii mu toll nii commencé na nit ñaa ngi recruter te bala yàgg daañu gis ni taxawaay bi day wute. li nga wax nag yenn réew yi. dañuy am lu ñuy def muy checkpoint yi ak yooyu parce que seen réew toll woon na fi nga xam ni ci ay fitna loolu rek dañ koy faje boo seetee seen checkpoint yi sax dañ ciy boole checkpoint yi nga xam ni soldats si ñoo koy def mais ñun fii ci biir réew mi jàpp nañ ni tollooguñu fi nga xam ni gendarmerie ak police war nañu wax soldats yi ñëw leen mais ci jamono ji ñu fi noo wàllu terrorisme fii foo musaana tourné gis fa ay alkaati ak ay gendarme ak gémi yu taxaw
mais apparemment mel na ni yéen alerte rek bu amee ngeen di taxaw mais du ngeen foog mukk quoi. Ndiaye dafa mel naka ne yow da nga gëj génn wala boo génnee doo xool bu baax fii mu toll nii na nga seet nii fépp foo wër ci Ndakaaru di nga gis ay binôme yi nga xam ni fetal bi ñu yore arme de guerre la dootul pistolet bi nga doon yore muy 9 millimètres foo dem ci Ndakaaru demal booru gaar ba di nga leen fa fekk foo dem rek di nga fekk taxawaay bi nga xam ni taxaw nañ ko police di ko def gendarmerie di ko def boo jëlee corniche bii nii jëm Almadies na nga xool taxawaayu gendarme yi ni ñuy mel foofu yore seen i fetal nekk ñaar di def patrouille di xool di ci nekk gis nga loolu Sénégal mënatu ci dellu ginnaaw dañ koy yokk mais dootul lu ñuy dellu ginnaaw. voilà léegi la police gis nañu ni bitim réew yenn ci ay mission yu bari yoo xamante ni dafay am ci maintien de la paix ci sous-région bi Sénégal seen alkaati yi dañuy bëgg ñu dem ndax da ngeen nekk très en avance par rapport ak ñeneen ñi wala boog itam seen professionnalisme la fu mel ni ONU wala yeneen kuréel yi OUA naw loolu moom moo tax à chaque fois ñuy bëgg ngeen di bokk ci yenn mission de maintien de paix yi. comme damay dem ci mission de la paix du ma comparé wu ak ñeneen ñi parce que dañuy wax respect de la diversité mais jàpp naa ni kenn yóbbuwuñu parce que dañoo bëgg rek dañoo yóbbu parce que dañuy jàpp ni lañ ñu bëgg ñu taxaw fa mat nañ ko fii mu toll nii Ndiaye lii police ak gendarmerie ñàkk ci ay éléments yi nga xam ne dañuy nekk léegi ay international dans le système mënu moo laa wax nu mu toll fii mu toll nii ñuy waxtaan ñi nga xam ne ñoo war a saytu li ñuy wax unité constituée moom mooy mbooloo mi àndandoo bokkul ak benn yiy dem ñi ngi Sénégal pour xool gendarmerie ak police ñi nga xam ne ñoom la ñu war a yónnee bitim réew boo yéexee tuuti ñu ni waa Sénégal gaaw leen amul benn réew mi nga xam ne tey Nations Unies taxawal na fa police te duñu wax lu tax Sénégalais yi ñëwuñu bu ñu fa demee sax dañu am lu ñuy xase lu tax ngeen di néewee nii tey boo demee Congo dalay jaaxal daanaka responsabilité yi ci gën a mag bu weesoo patron wu police ba adjoint ba sénégalais la gendarme Sénégal la boo demee ci yenn service yëpp dañ lay nawloo ba nga xam ni dañ lay defal sax li nga xam ni mënoo ko mooy da ngay yokk ay at da ngay gis ki nga xam ni mu ngi fa waroon def 2 ans ma nga jëm ci ñetti atam ndax demuñu fa di seetaan dañ fa dem di wan nit ñi ni lii ngeen xam ni moom moo tax Nations Unies jóg police Nations Unies jóg mate nañu ko loolu nag dañ koy sant yàlla di wax ni xëy na ñiy wax tey formation bu ñu seetoon ni ñuy ñëw di def ci test kenn dëkkul Sénégal bu ñu matewul woon da nga xam ni moom moo la police àddina war a mate moom la gendarmerie àddina war a mate kenn duñu yóbbu fenn. man gëm naa ni mate nañ ko tey jii nii. Mbaye Sadio ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi leen di gërëm di leen sant. di rafetlu woo bi ngeen woote di wax rek ni heure bu ngeen ma woowee incha allahu bu ko yàlla mayee jot gi maye que daa ñëw teew ci. waaw li tax ñu woo ko nag bëggoon mu leer parce que xam nga li gars yi di wax ci répétition yi dafa bari li wax ci bavure policière yi dafa bari je pense que ni am na loo xamante ni leeral na ko ci ñoom nag benn corps la boo xamante ni ñun dañ leen war a wekk donte itam am na ay laaj ak tontu yoo xamante ni seex nañ ko mais lu aju ci wàllu kaaraange gi ñoom am na liggéey boo xamante ni ñu ngi ko ciy def ni ki ñoom ni ki gendarme yi ni ki douanier yi ni ki ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni dañu am seen tenue te tenue bi itam lu ñu war a respecter la parce que tenue bi moo représenté Sénégal kon tenue bi moo représenté toute une nation ñu waggar leen jox leen seen wàccuwaay day doon lu war en tout cas une fois Mbaye Sadio ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que saa suñu ko soxlaa amul benn problème. dëgg la ñu koy gërëm di ko jaajëfal démb rek ñu ngi doon tooñante étudiants ak benn policier ñu naan ko ñun dañuy def système parrainage entre étudiants ak policiers yi ndax ñu juboo ndax foo leen fekk dañuy xeex xuloo mais ci tooñ rek mais nag boo demee ba ci seen service soxla leen wax dëgg yàlla dañ fay gis ci yar ak respect boo xamante ne franchement. ngeen baal ma parrainage boobu xam ngeen daaw école police promotion bu fa nekk dafay organiser dañuy wax semaine culturelle daaw dañuy invité équipe bu université mu ñëw ñu bokk ak ñun tournoi bi ñu gagné coupe bi ñu def daaw coupe directeur u école étudiants yi ñoo ko gagné biir école police dañ ko doon organiser mais dañ ci xajal étudiants yi ndax dañu jàpp ni ñun ñi tey ñuy wax ni ay alkaati lañu ci daara jooj lañu jógee xëy na kenn du toog sol tenue di wax di fàttali lan la mais am na ay moroom yi nga xam ni man ak ñoom ñoo nekk doon daara ju mag ya bu ñu ma gisee ma sol tenue di ñu jég wax yow nan nga mën a def ba sol tenue d'abord philosophie laa jàngi woon donc am na leneen lu muy nuru wax ni Sénégal gi ñun ñëpp ñoo ko bokk ni ma Njaay Doos di woowee may ñëw
ku ma woo ma wuti étudiants yi ku ci soxla këyit dañuy sawar pour ko defar parce que looloo tax ñu ñuy fay ñu seen askan wi fayuñu lu dul li ñu soxla ñu nekk ci daañu fexe ba nga xam ni loolu engagement la bi nga xam ni inspecteur général Ousmane Sy jël na ko mais daañu fexe ba nga xam ni askan wi daañu nangu ni police bii kat suñu police mu nekk lu am solo di ci nuyu ay leer naturel waa cybercriminalité wax dëgg yàlla ñoom tamit ñu ngi amal liggéey yu am solo non yow sa da ngay dóor rek sa affaire ba nga bëgg rek non man dóoruma leen ndax ba ma demee ñu fay rek inspecteur principal Ousmane Sy je veux une audience waaw ndax bañ demee daal war nañu yar maanaam respect bi nga xamante ne mu ngi fi Seyni Ndiaye sama xarit policier la police centrale la nekk di leen nuyu bu baax a baax commandant Seck yaa ma booleeg moom. kooku mooy ñiy jëli seen permis de conduire te bëgg ñoo fay contravention. non man moom ku ne xam na ne man du ma joxe xaalis moom ci tali corruption moom dama koo bañ. waaw mais doo fay contravention laa wax doo fay contravention bu may dem bañ nax ba su ma yoru xaalis sama papa yëkkati xaalis na ma am boo demee fayal. donc ñu ngi sant suñuy parents ci éducation bi nga xamante ne jox nañu ñu ngi sant suñuy waajur bu baax a baax ci boobu la éducation moom bu ñu sànni ci mbedd am na yu bëri yoo xamante ne jommale nañ ko suñu bopp di ko remercier bu baax a baax suñu invité tey ñu doon kontaan di ko dalal ci plateau bi Myriam dañ lay jox kàddu gi ñu daal di yeggale ay ca Salma ginnaaw bu ñu remercier El Hadj Mouhamadou Ndiaye Dos ak gan mi nga xamante ni rek àndoon nañ ak moom ci rubrique actualité donc ci deuxième partie bi nag dinañ fi ànd ak Louisa Diondi ci wàllum développement personnel ak gan déco waaye balaa boobu rek dañuy dem jëli la page publicitaire dellu si waat ci plateau Sen Show léegi-léegi lay doon. Le soin des hommes d'action. Produit d'Uniparco Cosmétique. ak Jokko jour di nga am 30 minutes bonus booy woote fépp ci Sénégal ak 30 minutes ci Expresso boole ci nag 150 méga internet booy connecté wu suba ba ngoon ci diiru fan ci téeméer dong composé leen étoile 11 dièse ngeen tànn seen Jokko dox bi mën nga dajale sa bonus. Expresso, osez rêver. Naturel Body Carotte dangay leer ak Naturel Body Carotte no stress et Naturel Body banduam no yodi kala jiddo no banduam yo sodoy Natural Body ak Naturel Body papaye bi namatuma dara avec la crème Naturel Body à l'huile d'argan. Je suis toujours douce et belle. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette ba ci gel shampoing Kalinex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Du nouveau dans la formation professionnelle au Sénégal. Vous avez le niveau du BFM, de la 4e ou de la 5e secondaire. Perform, premier business school spécialisé en management de la distribution automobile, en partenariat avec les concessionnaires du Sénégal et de la sous-région, vous offre des formations en CAP, BEP et BT et bac technique en mécanique automobile, électromécanique, électricité, automobile, diagnostic automobile. Pour toute information, veuillez nous contacter au 33 867 26 06, 33 867 26 06 ou visiter notre site web www.performsenegal.com. Perform, l'école de l'automobile.
ñu dugg ci deuxième partie Sen Show ànd ak fii ak ki nga xamante ni rek mooy Louisa Diandi ak Gandeko ñu ñëw léegi ci plateau Sen Show kon nag Louise ma lay nuyu bu baax. le son su maa ngi lay fay Myriam di nuyu Salma waaw léegi di nuyu aussi Gan ak ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan tous les mardis seen rubrique développement personnel. ayca kon Louisa bu nuyoo rek dafay daal di jox ki nga xamante ni mooy Gandeko Gan ñu di la nuyu. voilà Myriam ma lay nuyu di nuyu Salma di nuyu Louise di nuyu chers spectateurs yi ñuy seetaan di see d'ailleurs. di leen wax tey tamit ñu génn feneen ci beneen ruq ci beneen coin. ayca kon bu si kanamee tuuti lay doon Salma waaye dañuy def léegi-léegi dañuy ànd ak Louisa Diandi ci wàllum développement personnel léegi-léegi lay doon. comment lutter contre les pensées limitantes mu nekk sujet bi nga xamante ni nag tey moom nga fas yéene traité rek Louise maa ngi ko doon wax nag donc loolu nag du lenn lu dul par exemple nga bëgg a def benn affaire mais tout le temps ngay am yenn kii donc yenn barrières yi wala di am yenn ayca ma bàyyi la nga. bi nga xamante ne ñoo ñuy empêcher ñu briller daal noonu la jeex na tàkk. waaw comme ni ko Myriam waxee te dañuy wax ci li nga xamante ne mooy les croyances limitantes ñuy fàttali rek que ne njëkkoon nañ si wax mais tey dañ koy indi ci beneen angle. ñu xuus suuti bu baax xool aussi lan moo ko indi lan moo tax muy façonner suñuy quotidien lan moo tax mu ñuy empêcher wala lan moo tax sax mu nekk à chaque fois ci suñuy muy sukkandiku ci xalaat yooyu nekk ci base comportement bépp boo xamante ne nit ki am na ko alors day baax ñu wax aussi lan mooy exactement croyance limitante mooy ma xalaat ne benn affaire mën naa ko et que ay pensée wala ay expérience yu ma amoon ñëw pour baare ma wala pour di parce que xel la rek bu comme par exemple ma bëgg a wax ne ma bëgg a def dara ma bëgg a passer benn concours mais ma toog di xalaat en général les questions que tu te poses mooy est-ce que su ma demee dinaa ko réussir est-ce que aussi suñuy waa kër wala ñi nga xamante ne ñoo ma jege xam naa dañ mën naan dañ may dissuader pour ma bañ a dem loolu donc c'est des pensées yoo xamante ne ça vient de notre personnalité ça vient aussi tamit ci suñuy entourage suñu éducation et suñuy expérience personnelle alors damay taxaw tout ci éducation parce que le mode éducatif de certains parents mooy indi à l'âge adulte nit ki di am ay barrières ci yu bëri alors lu tax ma wax loolu parce que le mode éducatif c'est très important parce que di nga gis parents yoo xamante ne je vais appeler ça des parents déficients c'est-à-dire que da ngay dem ba ci biir non seulement yow tu n'arrives pas wala tu n'essaies pas de subvenir aux besoins de ton enfant mais da ngay pousser xale bi pour moom muy dem subvenir say besoins di indi aussi tamit lu mu la jox donc du coup là les rôles sont inversés ba pare déformés donc day tax xale bi je prends juste un exemple concret benn kenn ku ba mu nekkoon xale day expliquer que ne jaar-jaaram dafa metti woon ba moom da daan jël saagam di dox fu sori pour jàngi ba des fois du am sax lu muy lekk te du gis papa du gis yaay léegi dafa dem ba moom à l'âge adulte il le reconnaît que dafa dem ba sax ne moom papam dafa amoon ay doom yu bëri mu dem ba ne moom bu màggee de ñaari doom wala benn doom rek la bëgg parce que bëggul am loo xamante ne il faut que mu leer ko ne doom yi muy jur dina am lu mu leen toppatoowee donc loolu c'est des choses qui marquent c'est des choses yoo xamante ne xale bi da koy juddu da koy màggaale donc loolu day nekk ci trait de personnalité donc c'est un peu difficile moo tax ma ne le mode éducatif en général mooy régir sa croyance yi nga xamante ne moom la ñuy màggaale mooy tax nit ki soit day am confiance ci moom wala confiance boobu du ko am c'est-à-dire que du ko sax jéem a développer donc beneen bi mooy les parents perfectionnistes c'est-à-dire que tu n'essaies da ngay jël sa doom yenn ko loo xamante ne non te tout le monde sait que le mieux est l'ennemi du bien mais lu mu def lu ndaw sax da nga koy soit da nga koy yuuxu da nga koy gëdd da nga koy doo ko encourager donc tu es tellement perfectionniste que tu n'essaies pas d'apprécier les qualités de ton enfant donc loolu aussi c'est des choses yoo xamante ne xale bi du wóolu boppam donc loolu da koy màggaaleel donc beneen bi mooy les parents dominateurs beneen bi mooy le parent rival sax lu tax ma ne le parent rival parce que da ngay jël sa doom def ko rival da koy jalouser lu mu bëgg a def sax doo ko tey donc loolu c'est des choses yoo xam peut-être psychologue moo ñu ko mën a expliquer mais c'est des faits yoo xamante ne soit quand un parent est c'est-à-dire que quand un parent est dominateur si yaru doomam mi c'est-à-dire que du ko bàyyi moom mu
kii ses propres expériences c'est-à-dire que du ko bàyyi xale bi éclore du ko bàyyi xale bi xool talent fu mu nekkee donc c'est-à-dire que da ngay ñëw di ko imposer di nga ko dem imposer sax ba imposer ko série bi nga xamante ne wow moom la war a jël wala carrière boo xamante ne moom la war a jàll donc doo bàyyi xale bi di choisir noonu donc loolu c'est vraiment les bases fondamentales ci croyances limitantes yi. bëri aussi parfois li ñu échec seen vie wala li ñu bëggoon def dañuy dund seen vie ba pare bëgg seen doom ñëw vivraat seen vie. donc parfois li nga leen di comprendre mooy parfois duñ bëgg erreur de jeunesse yi ñu defoon parfois seen doom def ko am na choix yu ñu waroon def defuñu ko dañuy bëgg seen doom def ko donc du dara sax mais côté boobu la parents yu bëri di xoolee mais aussi li ngay wax ni ci lu mu gën a fréquent aussi dañ koy gis ci dawal. nit première fois bu dawalee mu yàq oto jàmbur wala mu mbëkk ko après boo ko joxaatee du am benn confiance bi. xalaat boobu moom mooy ñëwaat wala image yooyu ba nga xamante ne daf koy limiter donc wala tey nga jotoon dugg ci sëy mu échec wala nga amoon jëkkër bu soxoroon wala bu doon la dóor après dafay limiter aussi sëyu bëri wala nga amoon benn enfance boo xamante ne aussi xaw na terrible bëri na daal looy dund loo xamante ne parfois daf lay limiter ndax xalaat boobu moom mooy dellu si loolu tamit li koy indi parfois moom mooy ragal wala ñàkk confiance ñàkk wóolu sa bopp ba mu lay indil aussi yeneen loraange. je prends damay jël sànq bi ma lay déglu ci exemple bi nga ne suñuy parents yar nañu ba nga xamante ne am na yu bëri yoo xamante ne du ngeen ko def. c'est-à-dire que lu tax ma indi tey ci mode éducatif bi c'est-à-dire que xale ci biir kër gi la mën a xamee yenn base yi. donc loolu da koy màggaale première expérience dans toute chose dafa am importance parce que loolu day créer benn pression psychique ba pare affective donc c'est-à-dire que xale bi li muy dund muy pas yi muy njëkk a teg muy moo tax ma ne dañ koy bàyyi mu am ay propre expérience am parce que loolu mooy tax moom mu mën si jëlee leçon loolu mooy tax buy màgg mu xam ne lii kat peut-être moo ko defal boppam donc parents yi ay garde-fou la ñuy doon ci nga xamante ne mooy xale bi donc loolu da koy màggaale moo tax boo nekkee mag loo bëgg suma yaa ngi xalaat baat yi nga xamante ne waxoon nañ la ko. soit yow c'est-à-dire que yow mënoo def lii wala loo jug pour def rek dañ la naan yow non yow da nga pataa trop pour sol lii. da nga c'est-à-dire que tu es trop maladroit donc voilà dañuy nekk di ŋaññi xale yi di gëmuñu la. exactement waaw voilà. te ñoom ñoo lay décourager loo donc parents yi aussi foofu ñoom ñoo fautif un peu ndax war nañ mën a déglu seen doom te liñ ko doon wax rek chaque jour dañ koy wax nee nañ parents aussi. nekkul lu facile nekkul ne da ngay jur rek mais benn projet la boo xamante ne yow da ngaa war a pare psychologiquement ndax bëri na looy transmettre sa doom rek après da koy bloquer ci lu bëree comme ni nga koy waxee tamit parfois dañ leen di xas wala ñu leen di comparer ak doomu ñeneen ñi surtout bu ñu nekkee ci kër bu mag wala kër famille comme ni ñu koy waxee gisoo doomu diw bi lii gisoo kii lii loolu aussi ñu koy éviter bu baax a baax wala aussi nga jur seeni doom di leen rivaliser seen biir yu bëri aussi dafay tax xale bi dafay perte confiance ci moom. voilà man point bi ma bëgg a souligner tuuti rek mooy côté éducation bi parce que c'est important la plupart ci parents yi mooy que ne bu ñu defee je dirais bu ma ko tuddee échec mais des fois sa ndaw rëcc la wala am la nga xam ne lii peut-être bëggoon nga ko ci sa jeunesse. mënoo ko def boo amee doom da ngay bëgg automatiquement loolu du ko luppe. et c'est normal parce que nit bu nekk boo sañoon sa doom moo lay gën nit bu nekk soo sañoon sa doom am nga mooy voilà lépp li nga xam ne ni bëggoon ko sa àdduna sa doom nga koy yéene ba tax na da ngay bëgg tout le temps sa doom bu fekkee jàngoon alxuraan da ngay bëgg sa doom wàcce kaamil le plus rapidement possible bu fekkee sa jàngi école tax ko woon demee noonu da ngay bëgg sa doom raw ñëpp wala diplôme yëpp mu loolu ko mais des fois il faut aussi tamit ngeen associer seen xalaatu doom parce que yàlla kenn ku nekk comme ni ma koy faral di waxee am na lu mu la may am na don bu ne ci yow am na personnalité bu ne ci yow da ngay fexe ba comprendre sa doom ba fexe ba mu développer li ne ci moom et je pense que dina gën a mën a neex accompagner ci yenn yi nga xam ne ni peut-être que côté éducation wala muy côté jàng wala côté pour xam-xam wala côté métier yooyu yëpp di nga ci mën a en fonction ngay xam moom ban genre type de personne la di nga ko mën a orienter. tout à fait en tout cas nekk na loo xamante ne c'est très très important donc nag Louisa Diandé tey doon andi développement personnel rek donc ñu évoqué fi nag ay points yoo xamante ne am na solo bu baax a baax kon Louise dañ lay jaajëfal bu baax. waaw merci Myriam may wax juste que ne pour s'en défaire il faut repérer ses croyances limitantes il faut aussi s'inspirer des choses inspirantes c'est-à-dire des choses positives et aussi passer à l'action surtout il faut que chacun d'entre nous ak fépp foo xamante ne mën nañ ñu ngi fa ñu xalaat que ne
les autres ce sont pas toujours, ça n'arrive pas aux autres. Donc tout le monde peut réussir quand il le veut et quand il le souhaite. Donc il faut agir. Et si on échoue, on recommence. On recommence. C'est important ñu di ko jaajëfal mi ngi noonu Salma kon dañuy daal di dem rek sans plus tarder ci ki nga xamante ni mooy gan. waaw dañuy dem ci Pape Gan tey nag moom mu indi fleur. fleur yi nag tey duñ ko teg fenn fu dul ci balcon yi. ay ca léegi lay doon. ko waxee léegi ci balcon yi la ñuy ñëw ku ne xam nga ne ñi ngi ci période nawet parce que nee naa leen ak décoration moment bu nekk li ciy xew donc mi ngi noonu bàyyiwul dara mais période bi ku ne xam na ne dafay nekk di nawetal te nawet bi ku ne nawet ne balcon parce que tout le temps may faral di wax joindre l'utile à l'agréable dama koy bëgg parce que bu tawee képp ku ne xam na ne say mur kër dafay set parce que ñi nga xam ne ni seen façade dañ ko def carreau wala ñi nga xam ne seen façade dañ ko def vis nawet bi rek moo leen ci mën dimbale parce que ku am R+3 wala R+4 tu peux pas tout le temps am nga ak entretien loo ko mën am doo ko mën di entretenir tout le temps te tu as besoin que tout le temps sa mur wala muy carreau wala muy vis lépp pour muy leer te taw bi rek moo la ci mën a dimbale ba tax na ñuy war a di fleurir suñuy ay balcon ba nga xam ne li ñu mën a dimbali ba nga xam ne di nga mën a joindre l'utile à l'agréable parce que bu fekkee sa carreau set na ak lépp nga teg ci fleur yu rafet yaakaar naa ne day gën a naatal et dina la dimbali aussi tamit ba nga xam ne ku gis sa kër parce que man je me dis que ni nit yi dañu war a di bëggalante foofu lañ toll parce que tey am na lu bëri la nga xam ne lii rëcc dañu ci suñu dëkkuwaay mooy que ni xëy na peut-être que lotissement bi taxu ko demee noonu parce que soo xoolee yeneen dëkk yi ni ñuy lotissé da ngay defoon ni démb lañ ko defar tellement que c'est bien lotissé mais xëy na yàlla dogal na amuñu chance boobu yàlla dogal na aussi tamit dëkkuwaay yi ni mu mele ku nekk ak ni ngay tabaxee da ngay gis tey peinture bu ñuul fii kii def bu bleu kii def bu rose kii def bu violet te loolu waroon na mën a deñ parce que quartier yi normalement dafa war a nduroo peinture parce que noonu la ko ñëpp di defee mais xëy na peut-être que avec le temps dinañ dem ba toll ci boobu jamono mais pour le moment li ñu mën a xam ne lii rëccaguñu muy ku nekk war a mën def sa balcon ba nga xam ne di nga mën a bëggal sa morom parce que tey soo fekkee da nga def sa balcon ay fleurs xëy na peut-être que yow di nga ci bénéficier mais pas lu bëri parce que amuñu notion am toog ci balcon di jël air wala di jël café bokkul suñu culture mais au moins tu as aidé la personne qui est en face de toi muy mën di admirer am nga sa balcon nu mu rafetee et vice versa soo ko defee noonu mu defal la noonu je pense que kenn ku nekk dina bëggalante et booy dox aussi tamit ci mbedd mi nga gis rue yi nga xam ne lii dañ ko def balcon yi am fleur dafay sedd xol donc yooyu dañ ko war di def day am lu bëri lu muy def ci dëkkuwaay parce que da koy naatal da koy en fait ça fait plaisir donc ñuy inciter les gens et c'est des choses yi nga xam ne à bas prix jarul dara jarul dara parce que mën nga ko def fleur naturelle comme quoi mën nga ko def fleur artificielle lépp ci nawet bi dafay baax parce que bu dee artificielle la bu taw bi ñëwee daf koy seetal ba mu set et bu dee naturel la aussi da koy arrosé ba tout le temps dina mën di fleurir. donc te fleur yi sax yaa ngi wax mais aussi fleur dafa baax ci nekk ni doomu aadama pourquoi pas parce que aussi. Oxygène bi nga xamante ne dina koy dégager ak lépp ndax bu amee benn porte wala am na communication ak sa salon wala dara aussi même bu dul bégal sa dëkkandoo dafa bëri ay njariñ yoo xamante ne aussi daf koy def ci kër bi dafay indi aussi naataange comme ni nga wax day rafetal te nit ñi mën nañ toog bu tàngee ci balcon yi di féexlu mais nawet bi comme ni muy da koy setal sax da koy raxas ba mu set nekk na aussi loo xamante ne daal lu rafet la ndax yow yaa ko wax nit moom bu la fekkee ci sa dëkkuwaay rek lay xam na nga toogee ci lay xam aussi na nga mel dëgg la parce que balcon yi en fait waruñu ko bàyyi di sàggane parce que kër goo gis d'habitude muñ ko tabaxee day forcément day am balcon mais da ngay gis ne duñ ko utiliser comme il faut da ngay gis nit ba nga xam dina am balcon dina toog attu yàlla du fa dugg du fa jaar xam nga donc yooyu ay espace yi nga xam ne lii war nañ mën di ci profiter di ko aménager et je pense qu'avec Sen Show bu ñu koy topp tout le temps dinañ mën a tax ñuy bàyyi xel ci yenn yi parce que c'est des en fait les gens dañuy yaakaar des détails la mais il suffit nga réaliser ko ngay soog a xam ne mais attends j'ai passé à côté parce que lii waroon naa ko mën def lu yàgg et damay bëgg tout le temps nit yi di am ay propre seen propre initiative di am seen ay propre truc mun nga jël sax sa pot ba nga xam ni soxlaatoo ko fexe defar ko teg ko sa balcon def ci naana loolu dina mën a dimbali sooy ataay mën ko witti parce que loolu dafa deex lu am sa œuvre bopp ba nga xam ne yow yaa ko créer sa bopp ça fait plaisir ku ñëw nga ne ko maa ko defar il faut que nit yi di dem ci loolu et c'est des trucs nga xam ne ça coûte 1000 fois rien tu peux mettre sa ngun-ngun mettre sa citronnelle mettre tout ça mën nga ko def sa balcon da lay jëriñ
njëriñ ba pare dina rafetal. Persil c'est joli mën na dem ci balcon tout ça c'est des trucs yi nga xam ne lii parce que am na ñi nga xam ne sont pas trop fleurs boo leen waxee fleur ñu ne yëfu tubaab la mais bon. wala sax ñuy faral di wax ne dafay andi li nga xamante ni mooy yooyu moo tax ñu bari di ko moytu tamit parce que dañuy faral di wax dafay andi yoo. waaw mais bu fekkee comme balcon la bu fekkee bariwul c'est pas méchant li metti mooy comme ay gazon wala kër nga xam ne dafa am ay garab gu mag yooyu moo xaw a metti mais bu fekkee pour les balcons c'est juste des petites touches nga xam ne lii dafay rafetal mais. yan genre fleur mooy dàq ay rose wala yan exactement. non parce que y a deux choix. Mais ça il est joli comme une fleur donc du coup Myriam tu as posé une très bonne question parce que voilà c'est important non les couleurs sont importantes. di nga noonu c'est important donc mais nit ki ça dépend ci nit bi parce que comme ni ñu koy waxee les couleurs ça ne se discute pas. les goûts les couleurs tu peux mettre su la neexee tu peux mettre des fleurs fleurs yi nga xam ne lii boo demee ci fleuristes yi nekk ci pour ne pas faire de publicité ci Allée Blaise Diagne bi eux ils vont te conseiller yi nga xam ne lii mooy dem pour balcon parce que am na fleurs yi nga xam ne lii pour balcon la parce que naaj bi day ñëw di dem am fleurs yi nga xam ne mënut a dem ci balcon mais su fekkee ne bëggu fleur da nga bëgg tout le temps lu bénéfique parce que y a des gens yi nga xam ne lii ils veulent pas perdre leur temps ci la nga xam ne lii pour ñoom futilité lañ koy tuddee bien que du futilité mais tu peux mettre bu fekkee ne persil la tu peux le mettre ci sa balcon su fekkee naana la menthe muy ordinaire tu peux le mettre mën nga def sa citronnelle mën nga def tout xeet googu yëpp verdure boobu dafa rafet donc loolu soo ko defee dina am benn touche ba nga xam ne lii bu rafet la ba pare di nga ko mën a utiliser sa biir kër. waaw gis nga Louisa kii day tool fleur yaa ngi noonu. moom LG bi da ciy def ay fleurs yu rafet yi ca war a dem. te rose bi daa ci dem. te xam nga rose. non mais rose dafa en fait ça aide parce que bu ma la xoolee ak couleur bi nga sol dinaa xam ne yow sa état d'esprit macha allah. et puis c'est contagieux xam nga wax naa la. donc du coup mu ngi wax sax am na ñoo xamante dañuy considérer que des fleurs futilité la. mais aujourd'hui si sa balcon quand tu te réveilles le matin nga ubbee sa balcon mais il faut mettre des couleurs fleurs yi am na ay couleurs donc voilà doo ñëw couleur jël verte boo xam ne amul benn couleur touche de couleur loolu sax du égayer sa journée. c'est clair c'est clair kon am na solo. waaw ça parle les couleurs ça parle donc il faut les mettre am na mi ngi noonu donc tey loolu laa leen indi loon kon fleur yi du ay caaxaan. non du ay fo ay du bàyyi la nga tàggoo. donc loolu lay demee am nga ba mardi prochain incha allah ñu génnaat feneen xool yeneen ruq yi nga xam ne lii dañ ko mën a teg ci kaw table bi pour njëriñu Sénégalais yi. ay ca kooku moom moo nekkoon Pape Gane ñu ñëw ci Louisa borom développement personnel waxtaan yu am solo yi. nee naa leen moom mun ñàkk seen show li ñuy jooy kay mooy benn fan. non ak Kira la ñuy jooy fii toll nii petit show bi fii toll nii. noonu laay def sax dama leen di accompagner. nga xam ne saa yooyu tëj rek ma taxaw. moo ko mardi bi Kira ndax yow waxuma la dara sax wax bi mais présentation bi rek taxaw ni di la xool nii da ngay taaral plateau bi daal. waaw mais gan tamit mi ngi del ñëw Kira waaw moom mu ngi nuyu di ñu ñaanal mais loolu yëpp waxuñu ko ñun xam lan lañu wax nga ñëw. téléspectateurs yi namm nañ la. Kira man moom gars yi sonal nañu ma trop. Kira ma leen may bon. mais xam nga heure bi moment boobu cere bi waroon na fi toog di wax ñi ngay def jéeg da ngay teel a préparer teel a defar sa cere defar sa sunguf après nga def ndànk nga solu nga tàj cere bi autrement Kira bu fi nekkoon nii la yii lay def mais mën nañ jël king ay ca Myriam Salma kon dañuy tàggatoo rek ak téléspectateurs yi ba semaine prochaine incha allah donc ñu am yaakaar que lépp li nga xamante ni rek waxtaane woon nañ ko gis ngeen ci seen bopp bu baax a baax kon nag à lundi incha allah waaw waa seen show nag dinañ def taaju bon Louisa moom moo ñuy maquiller maquillage tam xarit mais loolu nag privé lay doon ci statut yi ak sinap yi lañ koy gis waa seen show dañuy dem def seen taaju bon équipe bi yëpp mais duñ ko partagé ak yéen comme ni ko Myriam waxee dañ leen di baalu ak bu baax a baax ci tam xarit bi di leen baal ak di ñaan rek lépp luñ ci ñaan yàlla daal di koy nangu ñu fekkee ko ay tam xarit yu bare heure bi déwén aussi ñu bëgg sëy ñëpp mu fekk leen seen kër ñuy bomb seen i cexe di ko yóbbul li nga xamante ne mooy seen i ay belle famille donc ci noonu la ñuy tàggoo rek ba lundi incha allah. Sen TV, bienvenue chez vous. seen jus de fruits Amazon moo leen di may seen émission rajo Kankan. waaw nag
ren dama lay dànkaaf. daaw li ma dal ci tam xarit ji. waaw kër gu ma dugg na salaamaaleykum. toilette laay laaj. waaw kër gu ma dugg taaja boon wala sama taaj bi wala Abdou Jabar ñu ne mu ngi ci toilette maa ngi ci toilette toog. loolu moom ren moom maa ngi la ci dànkaaf. soo see bare. waaw te yow fu ñu yàqee nga ne doog fa baax. yow moom fu ñu yàqee cere ñu siim nga ne bismillah. man piis nga ma ma sonn am na kër gu ma dugg nga may piis mais booba ñeex ma daa xongo ma gis ganaar ga ca kaw ma ne yéen